yéen ñi taamu Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di am mbégte di dellusiwaat ak yéen seen plateau spécial bi nga xam ne dañu ko amal fa seen càmbar lépp lu jëm ci wàllum presse bi xam nga ne démb lañ doon màggal journée bi ñu tuddee journée mondiale de la liberté de la presse fii ci Sénégal nag ñu daal koy manifester ci façon boo xam ne wuute na ak na mu daan amee ndax nit ki démb ñu ngi woon fële ca buntu ministère de la communication ministère de la culture et de la communication doon tawat li nga xamante ne mooy naqaru journalistes yi ak techniciens yi loolu la sabab nag tey ñu def benn jotaay ngir càmbar li nga xam ne tukkee na ci bis boobu amoon nit ki démb ci biir jotaay nag dama ko sekk ak ñoo xamante ne am nañ buñ ci waxee war nañ cee wax ndax ñoom ñëpp fare nañ ci ay wàll yoo xam ne wala ci ay kuréel yoo xamante ne dañuy àddu jëmale ci presse bi dama koy doore ak sama ndeyjoor Cheikh Assane Fall lañ koy wax moom mu ngi ci bokk ci convention des jeunes reporters du Sénégal Cheikh Assane ma bàyyi la nga nuyu ak ñuy suivre laata ñoo yëg. maa ngi lay nuyu ci la fay sëñ Moussa di nuyu ci suñu mbokku téléspectateur u Sénégal 24 yëpp di leen nuyu bu baax di leen ziar di rafetlu invitation bi ñun ñu teewal fi waa convention des jeunes reporters comité directeur bi di waxtaane loo xam ne jàpp naa ne du solo sa journaliste yi wala techniciens yi kese sax jàpp naa ne média boo xam ne dëkk boo xam ne média yi am nañ fa liberté dëkk boo xam ne liberté bi ñëpp dinañ ci mën a jot information bi ñëpp mën si am ci nu mu gën a leere loolu jàpp naa ne démocratie lay doxal réew lay doxal sénégalais yi ci boobam lay gën a jàpp donc waxtaan bi jàpp naa ne dina mën a am solo incha allah. merci Cheikh Assane moom taskatu xibaar la fa tamit ci E-Media ñu jàll ci beneen wàll bi tamit mi ngi fegoo ak Djibi Diallo cadreur le technicien la bokk ci association nationale des caméramans professionnels du Sénégal noonu la Djibi ma bàyyi la nga nuyu ak ñuy si. voilà kon merci Moustapha ñu ngi leen di nuyu vraiment di leen gërëm si invitation bi ngeen ñu invité pour vraiment ñu mun a jàkkaarloo ak askan wi jéem a càmbar li nga xam ne ni démb moo doon solo si ndaje bi. jërëjëf ji bi ci beneen wàll gi ñu fekkoo waxtaan bi ak koo xam ne moom patron de presse la waaye tamit jiite ANPELS mooy kuréel boo xam ne moo ëmb ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllum presse en ligne di Aliou Top Aliou yow démb yaa ngi woon ca ndaje ba jëloon nga fa parole sax ma bàyyi la nga nuyoo ak ñuy suivre. jërëjëf Moustapha ci li nga ñu tànn it bokk ci plateau bi ngir mën a waxtaan ak sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo ngi ñuy bàyyi xel surtout ñi nga xamante ni ñoo féete ci wàllu média yi nekk ci xarala yu bees yi di am mbégte bu baax di feggoog sama naataango yi waa convention des jeunes reporters ak waa ANCPS ngir ñu mën a càmbar li nga xamante ni moom moo tukkee ci démb la nga xamante ni moom moo amoon dëgg-dëgg ca buntu ministère de la culture et de la communication waaye xam naa ni ndaje bi wala plateau bi dina tax ñu leeral lu bëri ndax askan wi ñuy suivre ndax man démb am na ku ma interpellé ne ma dama am problème comprendre dëgg lan ngeen di kaas. waaw comme yaa ngi koy dugg sax damay door waxtaan bi ak ñu des foofu ak yow ba tey. def ngeen démb manifestation. ban bilan ngeen def lan ngeen doon ñaxtu parce que am na ñu bëri tamit ñoo xam ne comprendre lu ngeen gis ne journaliste yi tal ay yëre yu xonq di naqarlu mais comprendre lu ñu véritablement lan mooy taxoon nit ñi génn ci jógee ban laaj bi am na solo ba laataa ñu ñëw ci bilan bi ñu wax d'abord li taxoon dëgg-dëgg journaliste yi génnoon sol seen yëre yu xonq ngir fësal seen naqar ndax boo nemee ko Sénégal ci at yi ñu weesu yëpp presse bi day liggéey lu am solo ci démocratie ak liberté d'expression mais yenn saa yi ñu dem ba médias yi ñu xañ leen seen liberté boobu noonu ñu gis ne sax dem ba parfois public bi daf lay bëgg imposer nga invité benn parti ci nit ñi boo invité kii nga jox ko micro ñu saaga la wax la lu ne et que yow da nga nekk ku nga xamante ni da nga war a tëddee ñaaxaanaay nga introsé sénégalais bi tant que mu ngi am lu nga xamante ni mu ngi ko war a wax loo gis ne amal na solo askan wi da nga ko war a tàndar micro bi bu fekkee information yi muy joxe yu am solo la yu ñu war a traité dañ ko war a tàndar micro bi mais dañuy nemee ko ci quelque temps que ni léegi dañu bëgg a dicter benn orientation et que loolu bu ñu demee ba yegg foofu mooy que ni ñu ngi restreindre liberté wu presse bi maanaam ñu ngi dem ba nga xamante ni dañ koy wutal yoon wu muy jaar ak yoon wu mu dul jaar loolu lañ ne dafa war a dakk ñu bàyyi presse bi mu libre daf liggéeyam na mu waree. beneen bi ci topp mooy fi mu toll nii dañu dem ba nga xamante ni journaliste bi mu génn sax pour mu def liggéeyam na mu waree
du ko am sur le terrain ñi nga xamante ni dañ koy war a protéger parfois dañ koy brutaliser ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité administrative yi ñoom di joxe ay ordre pour ñu mën a tirer ci kaw ay journalistes loolu it bokk si li nga xamante ni nañ koy ñaawlu beneen bi ci wet gi mooy autorité yi nga xamante ni dañu war a jàppale dañu war a aar gunge li nga xamante ni moom mooy presse bi yenn saa yi dañuy dem bay abuser wu ci seen pouvoir yenn yi dem sax bay dakkal di nasaxal li nga xamante ni moom mooy yenn nit yi pour ñu mën a def seen yenn liggéey yi am na ay constat yu xaw a ndaw yu nga xamante ni defoon nañ ko puisque ñun ci wàllu internet la ñuy àddu am benn moment bu nga xamante ni gis nañ ne internet bi gàll goose na ci ay moment yu nga xamante ni warul demee noonu parce que dañu nekk ci 21e siècle ñu nekk ci ère numérique donc luy gën a ñoŋal waxtaanu nit ñi ci biir àdduna bi day jaarale ci xarala yu bees yi te lu boobaa comme kër yu mel ni Sunugal 24 ak ñeneen dañu am benn part buñ ci liggéey te saa soo dakkalee connexion bi wala nga ralentir connexion bi day feeñ ci liggéey bi te bu boobaa dafay am lu bëri lu nga xamante ni daf ciy feeñ donc yooyu yëpp boo ko gisee boo ko tënkee day jàpp ne liberté wu presse bi libreul carrément na mu waroon libre te boo xoolee ni mu évolution bi nga xamante ni am na ko commencé ci benn télé ak benn rajo rek bu fi amoon dem ba ñu libéraliser léegi am ay télé ak ay rajo privé yu bëri site internet yi commencé ñëw di topp quand même temps bi parce que très souvent man damay joxe exemple ne booy xool dëkk buy évoluer da nga koy jàppee comme liir buy door a juddu ndax bu juddoo lu tuuti lay doon mu commencé nag di dem di màgg ba yegg benn croissance mais croissance boobu bu fa yeggee dañu war a jëm fexe ba dootul down mais parce que aduna moom mooy doxee noonu bu ñu jëlee exemple bébé la bu nga xamante ni normalement dafa war a dund éternellement. su ma la déggee bu baax say tawat côté liggéey bi la autorité yi ak ñu bëri ñoo xam ne war nañ see dugal seen loxo su ma ñëw ci Cheikh Assane Fall ñoom ñu bokk ci convention des jeunes reporters du Sénégal yéen dem moom seen tawat moom dafa mel ni si ñoom ngeen ko jëmale woon ñoom ngeen gënoon tiire ba am na sax ñeneen ci amoon beneen nit yu yaakaar ne xeex bi benn la. ñu war a def benn say yéen ban bilan ngeen def wala lan moo waraloon tawat yi avant ñi ñëw ci bilan bu journée démb. waaw damay rafetlu laaj bi ni nga ko waxee du xeex bi nekkul ñaar xeex bi nekkul ñett benn xeex la xeex bi mooy presse su Sénégal ni mu nekkee référence ci Afrique mu nekk loo xam ne day gën a ñoŋ loolooy xeex bi loolu la te balaa ngaa yegg si ci loolu faw nga am ci yoon yu bëri yoo jaar dañuy wax liberté de la presse man je me dis que jàpp naa ne Sénégal am na lu bëri loo xam ne quand même def nañ ko su fekkee dañuy wax ne dañ lay contraindre nga war a waxee nii wala nga war a waxee ne liberté da nga koy xeexal sa bopp média yow yaa ko yore du population bi moo lay dicté ne la nii nga war a doxee wala nii nga war a doxee loolu moo tax su ñuy wax liberté de la presse je me dis bon on n'est pas mënuñu comparer suñu bopp ak yeneen réew yi xam ne dañuy jël journaliste di ko dóor wala ñu koy tëj ak ñoom seet même su fekkee ne. mais est-ce que véritable la presse libre est-ce que bu débat bu ñu ko tegee si liberté de la presse bañ a duut baaraam fi maan bi ñàkk. mais presse bi libre na xam man dama ni presse bi libre na parce que ku nekk soo toogee ci sa bureau soo demee bay bind en âme et conscience su fekkee xool nga li nga jàng xool li mu war a amal njëriñ réew mi di nga xam lan ngay bind ça veut dire que ne bon am nga liberté boobu noonu pour bind blocus bi fan lay nekk quelquefois mooy ci ma laal ko tuuti tam rek mooy ci patron de presse yi parce que xam nga su fekkee ne da ngaa yore entreprise la d'accord nañu il faut que nga am gain parce que il faut nga fay ñi ngay liggéeyal ak ñeneen mais yow su fekkee ne nit ki ngay liggéey ki lay liggéeyal am nga ci condition yu mu war a nekk tegoo ko ci am na lu mu war a mën a doyloo lu am minimum amu ko su bindee nga ñëw jox la nga ne non lii du jàll parce que man lii su jàllee peut-être kii am na koo xam ne dina ko froissé te peut-être sama partenaire la wala leneen loolu day andi ay jafe-jafe liberté suñ koy wax peut-être foofu lay nekk ci biir presse bi mais pas feneen parce que journalistes yi bëri nañu macha allah maison de presse yi ñoo ngi gën di bëri macha allah loolu mënuñu wax ne non baaxul wala leneen parce que tamit réew bu ne ñaan nañu yàlla presse bi di am lu muy gën di développé ñuy wax ne point de vue bi ak point de vue bi mën di wasaaroo ndax ku nekk il faut nga am nooy gisee mu wutee ak ñeneen ñi nu ñuy gisee parce que sénégalais dañoo soxla ay nopp yu bëri yu ñuy déggee parce que bu soxlawuñu benn te déggee benn boor kese loolu moo fi amoon jamonoy RTS bu njëkk ba ñu mujj libéraliser presse bi wax ne dañoo soxla yeneen information yu information gouvernementale kese kon nag suñu nekkee ci maison de presse yi loolu la ñu war a mën a gën a xeex man jàpp naa ne xeex bi nekkul ñun ak nguur gi nekkul ñun ak lële xam nga xeex bi fan la nekk
ay texte voté nañ ko ay loi taxawal nañ ko ñun nañu xeex ngir loolu ñu adopté ko doxalee ko ci biir maison de presse yi muy nan la journalistes yi war a liggéeyee ci yan condition lañ leen war a teg mais da ngay gis journalistes yoo xam ne dañuy ñëw ti liggéey ci biir bërëbu liggéeykaay peut-être yow sooy dem reportage sax yaay yóbbul sa yaay génn fay sa bopp passe bu looy reporté wala soo waree wut son sa téléphone ngay jëlee son alors que ne yow yaa ngi wax ne maa ngi ci groupe de presse foofu maa ngi koy liggéey di fa joxe léegi mais gisuma lenn loo xam ne rendement la ci man liberté première liberté bu ñu lay contraindre foofu lay tàmbalee mais su fekkee dañuy wax ne ay waxum sénégalais yi ñun ak sénégalais yi ñoo dëkk ci biir réew mi dañuy weranteeg ñoom nga jox ma lii man la non lii moo am après nag yow lii da ngay xool su fekkee arrangé na la nga lire ko su fekkee arrangé wu la nga dem xool ji keneen koo lire parce que tamit mënuñu wax nit ki par la force doole ba am ne ko lii ngay xool mais man première xeex bi ma jàpp ne moom la ñu war a def mooy patron de presse yi nañu xool nu ñuy dakkale yenn anarchie yoo xam ne daa am ci biir maison de presse yi anarchie yi mooy reporter lu ñuy dund reporteru Sénégal sonn na te reporter bi su sonnee moom mooy mujj génn ci biir maison de presse bi dem defe ji leneen loo xam ne ci wet gi après dañuy wax ne non presse bi yàqu na presse bi demee na nii presse bi dem journaliste yi yàqu nañu alors que ne c'est pas ça peut-être que li mu dund moom moo koy yóbbu ci beneen mbir. ok Cheikh Hassane am na solo dañuy dem ci wax ci mbirum techniciens yi ñoom tamit ñu ngi fa woon démb gis nañ leen sax ñu tiir yu métti ci benn patron de presse boo xamante ne dañoo jàpp ne ni ñuy doxalee jekkul ak ñi nga xam ne ay techniciens lañ yéen démb journée bi lan moo fa waraloon seen ay tawat ak ban bilan boo ci doon def moom ngay def ci journée démb bi. bon xam naa bu doonee dañuy en terme de bilan je peux dire que ne vraiment c'était positif parce que suñ ay attentes wala objectifs yi pour man atteindre nañ ko c'est vrai que ANCP c'est une association qui vient tout juste de naître et je peux dire que pratiquement moo nekkoon suñ première activité publique boo xam ne bii def nañ ko ñaxtu yi comme ni ñu ko waxee tout à l'heure par rapport ak un patron de presse xëy na moom moo def actualité bi parce que ñun association dafa am benn objectif boo xam ne bi ñu koy créer c'était pour ñu jéem a xool ñun en tant que technicien naka la ñuy fexee ba harmoniser ba maanaam ñun ñëpp ñu bokk li nga xam ne lii mooy suñu ay bëbët ba tax na mu nekk maanaam benn groupe homogène ba nga xam ne bii bu doonee am na kenn koo xam ne kii rek def nañ ko lu koy métti su ko defee ñun ñëpp ñu sentir ko dafa mel ni rek comme boo jëlee le corps humain solidarité bi am ci corps humain tey bu doonee pratiquement sa baaraamu tànk mi ngi métti corps bi yëpp day compatir donc ñun loolu mooy li nga xam ne lii mooy objectif bi njëkkoon tax pour ñu créer association bi bon maintenant revenant ci li nga xam ne lii mooy ñun li ñuy ñaxtu mais comme tous les acteurs de la presse meilleures conditions de vie meilleure prise en charge mais aussi tamit le respect de la personne humaine ça c'est important parce que tey boo xoolee tout à l'heure ni nga tuddee ñun démb pratiquement dafa mel ni dañoo def focus ci benn affaire te c'est de bonne guerre parce que on a des confrères yu nekk ci benn organe ñu licencier leen de manière abusive donc nous c'est vrai que nous ne sommes pas un syndicat mais quand même en tant qu'association il est de notre devoir ñu jéem a tamit manifester suñu naqar wane que ne kat la nga xam ne lii loolu la patron bi def ñun dañ koy ñaawlu te dañ koy ñañ. mais est-ce que jëm ngeen wut concertation balaa ngeen koy jébaane noonu. xam nga concertation mun na am mais ña nga xam ne ñi ñooy les acteurs les principaux concernés ñoom ci seen wàllu bopp quand ils se sont ouverts à nous dañ ñu wax ñoom fa nga xam ne fii fa lañ commencé woon fa lañ toll ak fi nga xam ne fii fa lañ jëm par exemple tey man su may dem pour def concertation il va falloir que ka nga xam ne kii moom la ñu lésé généralement moom dina bëgg pour mu dem ñu mun a def ay concertation mais en interne nous avons discuté nous avons élaboré des stratégies pour tamit jëm ko naqar au-delà de ça nag mun nañu am tamit yeneen stratégie yoo xam ne dañ koy teg mais lii c'est un premier pas bu ñu teg parce que tamit nit ku nekk koo xam ne kii daf la guddee naajal la tey ñoo xam ne ñii depuis presque pendant 13 ans bi ñuy taxawal société ba pratiquement ñu bari fa la lañ fekk bon ils se sont donné corps et âme on leur a toujours demandé de faire plus et mieux tey un bon jour
surtout à l'heure où le président de la République parle d'emploi. Donc incohérence boobu noonu rek waroon na tax moom revoir un tout petit peu sa copie. beneen bi nga xam ne bii tamit moo gën a naqari nit ñi comment se fait-il que yow nga nekk un patron de presse di gérer groupe bu mag mais ba pare yow la nga xam ne lii moom ngay jëf méngoowul ak li nga xam ne lii moom ngay dundal sa biir réew wala moom ngay dundal sa biir organe. Cela veut dire quoi? Moi, on a tous été témoins d'un fait. Il y a un policier qui a été radié tout récemment. Et pourtant, ce même patron de presse, daf ko ñëw embauché, defal ko ay faveur, ba pare ñëw génne à 4 personnes. Quelle incohérence! Mais loolu, c'est à fustiger. Loolu moo taxoon ñu ne ñun en tant qu'association, dans un premier temps, le combat que nous allons mener, c'est pas à la personne de ce patron de presse, mais c'est pour tous les patrons de presse. C'était un alerte. Pour nous xam que kat on est une association, on a nos droits mais on a nos devoirs aussi. xeex bi yemul woon ci benn nit rek mais ci kanam am na yeneen xeex yoo xam ne di ngeen ko comme association bi doog a judd. dinaa ñëwaat ci yow damay dellu ci Aliou Top. démb dafa am benn mot boo xam ne dafa doon dellu si waat lu bëri. muy précarité. maanaam situation yoo xamante ne jàppandiwul. bon patron de presse yi jàmbat nañ ko waaye reporter yi dañ ci joxoñ baaraamu tuuma tamit patron de presse yi. parce que nee nañ ay contrat amu fa. ay contrat yu baax bu amee tamit ay contrat yu baax amul reporter dañuy sonn coono précarité boobu est-ce que du yéen tamit am ngeen ci benn part de responsabilité balaa ñoo wax ci autorité yi. alors Moustapha xam nga tey nag nekk ma fii pour le patronat xam naa ne c'est bon mais parce que ñun aussi si association bi ñu nekk c'est vrai que ay administrateurs lañu ay patrons de presse lañu alors pour parler de la précarité de la presse. Patron de presse yi gisuma seen part de responsabilité bu bëri ci wàllu googu bu ma xoolee rek ci ñun ni ñuy doxee mooy que ni tey lu ñu mën ak lu ñu mënul ñu ngi koy jéem ngir mën a créer ay emploi ngir mën di créer ay concept yu bees ngir di mën di suqali développement wu secteur bi ñu nekk maintenant li ñu war a wax kay mooy gis nga tey bu jëlee exemple kër gi ñu nekk Sunugal 24 tey bu doon dañuy dépendre ci ay publicité locale wala lu nga xamante ni ci Sénégal la jógee 1 franc mënoo ko am bu weer deewee man mënuma am 1 franc ci li ma def donc li ñuy liggéey yëpp di ko suqalee ci réew mi dépendrul ci waa réew mi te pourtant doomi réew mi rek lañ fi employé te pourtant li ñuy def yëpp ci réew mi lañ ko yemale fii la ñuy fayee ay taxes fii la ñuy defee ay impôts ki ñu defaral lii ci réew mi la dëkk dañ ko fay xaalis pour mu defaral ko ki ñuy jaayee ki ñuy nangam alors autorité bi nga xamante ni moom moo fi nekk à chaque fois tey bu gars yi di wax je vois que ni ñu ne oui le nouveau code de la presse dinañ def ay règlement pour la publicité mais ça c'est des faux débats xam nga publicité tey ki koy def moom mooy ciblé fi muy dem di def publicité alors bu amul benn kóolute gi wala amul benn visibilité bi muy wër ci fa muy bëgg a dugal publicité am amul kenn ku ko mën a obligé na ko par force da ngay dem defi foofu publicité am ci beneen wet gi autorité yi nga xamante ni ñoom ñoo lay wax ne la tey dañ la war a accompagner mais musuñu jël benn marché bu nga xamante ni dañ koy def de façon transparente ñu indi ko ci presse bi kenn ku si nekk jot ci li nga war a jot dem na ba ci li nga xamante ni presse bi daf ko war di ko jot chaque année pour sax ñu di ko séddale saa suñu koy séddale da ngay gis ne façon ba ñu koy joxee ngir suqali këru liggéey yooyu parce que pendant 12 mois alors jeune reporter bi wax na ko pendant 12 mois yaa ngi fay ay salaire yaa ngi jënd carburant yaa ngi joxe ay pass yaa ngi jënd ay logistique beneen côté bi boo xoolee ñi nga xamante ni tey dañuy def yenn chiffre d'affaires yi wala ñu def ñu am yenn koppar yi à travers médias yi mais nekkul ne ñoom seen activité principale ci information moom moo leen di jox xaalis mais parallèlement dañu am yeneen i activités yu nga xamante ni dañuy utiliser seen médium pour faire passer leur communication et que seen produits yooyu ak services yeneen yi nga xamante ni moom la ñuy jaay à travers seen médium boobu ñu koy publicité moom moo leen di permettre ñoom ñu amaat ay revenus mais bu fekkee ne dañuy wax ci côté emploi ak yeneen yu mel noonu je pense que entreprise de presse yi ñu ngi ci def seen kéemtalaayu kattan donc moo xam cadreur bi la moo xam jeune reporter bi la moo xam doyen bi nekk ci kër gi la mais ñun ñëpp suñu xalaat li mu war a doon mooy naka la ñuy def ba tey suñu entreprise bi ñu nekk entreprise bi nga xamante ni képp kuy wër am looy joxe wala un partenariat ci presse bi mais nga ñëw ko beneen bi pour me terminer ci loolu waaw parce que
parce que quand même suñu jeune frère bi dafa wax ne parfois liberté bi bu ñu koy wax ci biir kër gi lay doon ma jàpp na ci biir kër gi patron de presse bi nekkul moom mooy manager rédaction bi dafa am ko nga xamante ne mooy rédacteur en chef am na directeur de publication donc hiérarchie bi am na ba ci jeune reporter bi ba ci stagiaire bi nga xamante ni moom mooy door a ñëw kenn ku si nekk wax nañ la lan ngay def ce sujet lii la lii ak lii ak lii la pour nga dem def sa reportage lii ak lii laay soxla fii ak lii élément yii la ñu soxla boo ñëwee nga def ci li nga mën li nga mënul kii ci topp ci yow def ko et cetera je pense que foofu noonu ci Sénégal man ci li ma xam journaliste yi am nañ liberté de ton kenn waxul benn journaliste ne par force ci lii ngay wax nii ngay waxee fii ngay waxee ci lii ngay bind ci lii en tout cas ci li ma xam man bokk si musuma gis si sama site lu nga xamante ni nee naa sa waaye lu tax ngeen publier lii parfois sax nit ñi ñoo may rappeler ne gis naa ngeen dal diw mais pourtant daluñu ko information la bu ñu am bu nga xamante ni vérifier nañ ko def recoupement nécessaire yi ci war yëpp door ko génne donc loolu je pense que ni tey journaliste am nañu liberté donc bu ma déggee parfois ñu ne amuñu liberté ci biir kër yi damay xaw a jaaxal. ci loolu am na point bu yaatu la boo xam ne kenn mënu koo tontu ci benn réponse kese. Cheikh Assane dañuy dellu si waat ci yow gis nga précarité bi laay ñëwaat mooy moo boobu. oui démb répété nañ ko fi lu bëri. xam nga précarité lu tax mu ñu koy répété lu bëri parce que ñu dañoo nekk ci dëkk boo xam ne nit da ngay fay pour dem jàngi ji da ngay fay pour dem jàngi ji wala nga def concours ngir ñu dugal la nga dem am formation boo def génn ñu doogaat di wax ne diwkat journaliste da ngay jaar yenn saa yi 3 ans yenn saa yi 4 ans wala plus même balaa ngaa ñëw toog ci médium ne man damay def liggéey bi dama am benn formateur bu muy wax ne ma journaliste moom tant que amoo 30 ans expérience bul nanga nekk journaliste day wax apprenti journaliste la ndax métier bi da nga koy jàng au fur et à mesure bul mos a nangu ne journaliste nga ma koy saluer bu passage mais xam nga suñu précarité bi lu tax da ngay def investissement say waajur def investissement nga ni man métier bi dama koo bëgg ñun ñëpp xam nañ ne métier bi léegi dañu ko mujj def ko sax mu nekk way ne métier bi du métier boo xam ne da nga ciy am xaalis mais man loolu laa gëmul c'est-à-dire métier boo mënti gis nit dañ ciy dugg parce que da ngay wax ne damay def liggéey bi ngir ñu fay ma man am loo xam ne dinaa ko ci mën a am mais da ngay dem yeneen réew yoo xam ne da nga fay fekk journaliste day tedd parce que li ngay bind moom lañ lay fay li ngay liggéey moom lañ lay fay da ngay gis dem ay dëkk yoo xam ne journalistes yi dañuy am macha allah mais fii nii quand tu es reporter c'est comme si dañ lay wax ne la par la force doole mbaam métier bi journaliste dafa nekk métier boo xam ne non soo ci duggee rek wala kaana ngay nekk wala waroo nekk lii wala waroo nekk nii non soo defee nii dafa mel ne da ngaa amee lii déedéet du loolu ñun d'accord collaboration moo am ne war na ko sànq ne sans patron de presse yi maison ñun reporter du ñu am liggéey technicien du ñu am liggéey waaye sans ñun tamit ñoom du ñu am liggéey parce que sax taxoon maison de presse amul technicien wala amul journaliste amul sens parce que soo loo fay def animation alors que information moom la nit yi soxla moom moo tax ma ni collaboration boobu win-win la d'accord mais xam nga win-win bi fan lay gën a amee solo nit ki ñëw te la liggéeyal ngeen waxtaan tàmbali stage sax soo koy defal nga defal ko ci lu leer nga ne ko diw stage ngay def nañ la ko bindal moom moo tax ñuy wax ne convention collective il faut que ñu appliquer ko mu nekk mbir yoo xam ne dañ koy appliquer nit ki nga defal ko stage su nekkee stage d'apprentissage la su fekkee stage d'incubation la su fekkee stage de formation la boo xam ne dafay ñëw pour jàngaat métier bi lépp soo ko leeralee nit ki su ñëwee moom dina xam ne man teg naa sama tànk fii lii laa fiy ñëw lii laa fi mën a am lii laa fi mën a jëlee su may ñibbi lii laay am su fekkee da nga koy resal transport mun na dit xam nga ñu dama koy wax naa suñu ay rakk yu bëri yoo xam ne ñoo ngi ci école de formation yi léegi na ma yàlla baal ñoom ñëpp dañuy wax ne dañuy toog place Moustapha Mbaye nañu ñëw nekk ay présentateur parce que dafa mel ne présentation moom xaalis mais ñëw nekk reporter amul xaalis parce que duñ la fay dara ndax da ngay ñëw da ngay ñëw daw ci mbedd yi def say reportage ñëw yenn saa yi ñu jàll la ko yenn saa yi duñ ko jàll je reviens sur ça yenn saa yi ñu jàll ko yenn saa yi duñ ko jàll ñu mettre ko au frigo parce que da ngaa laal koo xam ne jege na kër gi wala koo xam ne am na lu mu bokk ci kër gi wala am na loo xam ne mën na ko andi ci kër gi sànq yaa ngi wax ci loi publicité bañ koy wax ci code de la presse bi xam nga dëgg na tax ñu wax ko sax du ca parce que mënuñu wax organe privé bii nii yow da ngay publicité fii par la force mais loo xam ne publicité la muy jóge ci nguur gi nekk xaalis bu bëree bëri takku warul nekk loo xam ne dañ koy centraliser ci benn maison de presse
dañu war a def en sorte que mu décentralisé wu maanaam su fekkee ne Sunugal 24 am na benn ministère urbanisme am na lu muy def Sunugal 24 def dépôt mu gën a baax ñu jël jox ko Sunugal 24 su fekkee ne dafa am beneen site boo xam ne wala beneen maison de presse boo xam ne moom moo taxaw gën ko yelloo ñu jox ko kooku noonu parce que loolu noonu su ko nit ki jotee moom dina ci mën a def yenn lu jëm ci mbiru logistique lu jëm ci kër gi ndax d'accord nañu plateau bi nu mu yàngee nii investissement la du loo xam ne dañ la ko may dañ ko génnee ñafe ko génnee sa poche def ko ci ngir nga yaakaar ne nag su liggéey amee sénégalais yi dinañ am loo xam ne dinañ la ko rendre suñ la ko rendre yow nga mën a fay li nga am say employé mën a tamit am yenn loo xam ne dañ ko amaat ngir mën a préparer wat investissement kon ñun foofu la ñuy gën di waxee c'est-à-dire ñun xeexuñu pour ñun journalistes yi reporters yi en tant que tel parce que xam nañu collégialité la ñun ñëpp ñoo war a àndandoo mu nekk xeex boo xam ne day jëmale presse bi kanam mu nekk aide à la presse bi ngeen di wax nit ñi mën a xam ñan ñoo ciy jot nan lañ ciy jotee ku nekk ban caractère ak caractéristique mu bañ a nekk benn Cheikh Hassane Fall boo xam ne day yeewu tey jii nii nekk Sunugal 24 ginnaaw suba mun damaa xuloo Sunugal 24 wut téléphone portable am benn trépied teg ko ci mbedd bi ne non na leer.com laa yore damay léegi journaliste la nañ ma jox aide à la presse bëgguñu loolu ñun ñoo gën a bëgg presse bi mu set parce que xam nañ ne presse bi su setee ñun ñëpp dinañ ci gis suñu bopp journaliste bi dinañ ko fay lu mu war a jot liggéey bi dina demee nu mu dem mais da ngay gis ay maison de presse yoo xam ne dama yàlla baal ñu bëri mën nañ ko wax kenn mënu la fi wax ne caisse de sécurité sociale sama numéro lii la kenn mënu la wax ne la IPRES ñu ngi ma fay verser lu gën a tuuti IPM maanaam pour wax la ne nit ki su feebaree mun mu mën faju sax du ko am loolu dafay nekk ay mbir yoo xam ne day metti te yenn saa nit ki da koy xaru ñëw parce que dafa bëgg métier bi déjà da nga fiy dugg pas parce que da ngay ñëw pour ñu fay la mais da nga koy def parce que da nga bëgg métier bi da ngaa bëgg joxe xibaar bu leer da ngaa bëgg wala nga daan toog ay jamono di seetaan di déglu ci rajo yi di gis ay nit ñoo xam ne ñoo ngi doon def lu jekk nga ni non man kat lii laa bëgg topp passion boobu moom moo lay gën a animé ba yenn saa da ngay gis koo xam ne dina yeewu du yore sax lu mu jëndee café Touba waaye day jël xaalis fukki dërëm boobu moo doon jëndee café Touba jëlee ko paas ñëw liggéey si parce que dafay wax ne daa ñëw def sama liggéey mais à la fin du mois en contrepartie kooku noonu na nga ko sargal su fekkee da nga koy jox transport bu ndaw bu nga koy jox wala benn appui bu ndaw bi nga koy jox yenn saa yi benn tapotement à l'épaule sax yenn saa yi dafay revigorer reporter bi mais dans les maisons de presse c'est pas tellement ça nañ ko waxante benn yoon mu leer dañuy jàpp ne kumba am ndey la kumba amul ndey loolu mooy andi groupe de presse mujj nekk ay bipolarité loo xam ne ñun waruñu ko nangu maanaam groupe de presse bi pour pouvoir la groupe de presse bi pour opposition la groupe de presse bi non ñii lañ war a waxal non war a wax ak lii loolu dafa nekk loo xam ne ñun presse bi ñoo ko warut a nangu ndax suñ ko nangoo rek on risque de bafouer les règles et l'éthique du métier te loolu warul nekk loo xam ne war na am xàjj ak seen muy technicien bi muy patron de presse bi muy infographe ba muy chauffeur bi nekk ci biir kër ñun ñëpp benn lañu parce que métier bi kenn ku nekk da ngay taxaw keneen ki ngir mu am na solo développé nga ay points yu bëri notamment ci nekkinu jeune reporter bi waaye tamit patron bi digganteem ak nga xam ne moom lay liggéeyal di journaliste bi laal tamit point yu bëri ba ci publicité beeg yooyu yëpp tontu nga ci jibi damay ñëwaat ci yow précarité moom buñ koy wax cadre yi ñoom ñoo gën a yuuxu ñëpp mën jeune reporter yi sonn nañ reporter yi sonn nañ waaye cadre yi kenn raw leen parce que ñoom ñooy les hommes de l'ombre te dañ leen di fàtte sax daanaka. Effectivement comme ni ñu ko waxee ce sont les hommes de l'ombre et tey on ne peut pas parler de télévision sans caméraman loolu moom. wala rajo amoo technicien. donc moom loolu moom bu doonee dañoo war a xool rek ci côté précarité moi je me dis que ne gis nga yenn patron de presse li ñu nekkee man dama jàpp ne dafa am ñoo xam ne ñii ñoo leen ci bàyyi. mais mere ngeen patron de presse non bon enfin mere wuñu leen de c'est pas maanaam système bi ñuy doxal ci boppam ñun moom la ñuy mais c'est pas la personne qui nous intéresse quand je dis que yenn patron de presse li ñuy doxee dafa am ñu leen ci bàyyi mais en premier chef nous interpellons directement l'État du Sénégal on interpelle directement l'État du Sénégal parce que tamit convention collective bi comme ni ñu ko waxee mais fii 80% des patrons de presse dañ koy bafoué des stages à n'en plus finir comment tu peux prendre quelqu'un pour un contrat à durée déterminée pendant au moins 3 ou 4 ans amul fenn maintenant bu doonee dañuy dellu ci précarité bi am na ay reporters caméramans yoo xam ne tey actuellement sur le terrain ils travaillent avec leur propre logistique ils travaillent avec leur propre logistique pourquoi ne serait-ce que pour hisser la boîte de l'avant parce que am na ñoo xam ne ñoom li ñuy def passion lañ siy demee
c'est-à-dire ñoom ñoo ñëw ak seen ay bagages. ñooy ñëw ak seen ay bagages. il l'a dit tout à l'heure am na reporter boo xam ne bii buy dem moom mooy paasal boppam am na organe de presse yoo xam ni ils n'ont pas de véhicule yoo xam ni moo leen di permettre ñu yóbbu seen ay équipe donc ñii dañuy jël taxi ñenn ñi par amour ñu génne ak seen passe bopp précarité moo tax parfois ñiy wax journalistes yi reporters yi façon wax bu nekk. est-ce que loolu moo tax seen saa ñoo jox weccat pour ñu def yenn yi foofu laay non pas loolu pas jox weccat pour ñu kii tey pratique nga gis nga dem si benn rencontre ngeen pare journalistes yeeg ñëpp taxaw dans un petit coin di xaar ay perjour bi waaw di rang ba pare mu am ñu koy fustiger certains patrons de presse di fustiger le fait que ñuy jox ay journalistes ay perjour comme quoi ñooñu dañ leen di gër c'est faux parce que tey sa doom bu doonee da nga ko yar fa nga ko war a mën a yaree defal ko la nga ko war a mën a def du dem di duwal yàgg donc si les conditions ne sont pas réunies te man ma jël sama carburant demal sama bopp reportage su ma demee ma am fa benn 10 000 francs dinaa dolliwaat sama carburant donc précarité bi moi je me dis que ne c'est partout dans la presse tout à l'heure xam nga nee naa nous interpellons directement l'État particulièrement par exemple les inspecteurs du travail tey am na fi ñu bari ñoo xam ne ñi kenn mënu la woon ne man pratiquement ñi ngi may verser IPRES sama caisse de sécurité sociale ñu ngi koy assurer IPM bi moom pratiquement moom on en parle plus ñi ko fi am dañ leen di compter kon léegi yow bu doonee condition yooyu noonu technicien yi ñu ngi ciy liggéey mais saa waay kooku fan la mën a jëm moi je mënul ànd ak résultat et pourtant ils font des résultats parce que chaque jour boo jàppee télé bi tu vois des images tu vois le son et tu vois l'infographe def tamit liggéey bu am solo et pourtant ñooñu ñu ngi souffrir en silence moi je pense que comme ni ngeen ko waxee tout à l'heure si wàllu aide à la presse comme surtout gis nga loolu noonu dafa war a dellu si waat si acteurs yi mooy ñaan les employés. bu bañee ci patron de presse. alors Moustapha waaw dama bëgg a rebondir un peu ci yenn points yi ñu wax c'est vrai que kenn bëggul gis quand même ce reporter nag ci yenn conditions yi nga di ko gis parce que gàcce lay doon ci entreprise bi nga xamante ni moom moo ko yónnee waaye ci wet gi dafay fekk ne dëgg-dëgg ki koy def moom moo ko it nangu ndax damay joxe benn anecdote rek benn journaliste dafa génne école def na ay organes yu bari ñëw ne dafa bëgg a liggéey ak ñun ma ne ko waa mais man dama la gën a soxla ci rédaction bi mu ne ma boo ma dul fay sax bàyyi ma ci terrain bi moom ma gënal alors c'est la même personne bi nga xamante ni moom mooy accepter bu xëyee këram na xool fan la programme yi dem pour mën di encaisser ay per diem de gauche à droite def calculer ne su ma defee 3 couvertures wala 4 ci journée bi fenn fu si nekk moo fa amee 5 000 ça me fait 20 000 le mois c'est 20 000 fois 30 ça me donne 600 000 moo ma gënal may ñëw ci rédaction bi di toog di liggéeyu rédaction di am gëdd bi journaliste bi war a am mais man naa ñàkk am gëdd boobu di am ay koppar c'est-à-dire li teew parfois da leen di gënal te ñoom ñoo koy nangu ci kaw ñuy bëgg di jébaane te comme ni mu ko waxee tout à l'heure non loolu je suis pas d'accord parce que kooku ba mu ñëwee wax ñu loolu dama ne ko non loolu nekkul li ñuy liggéey soit tu viens ñun ñu jox la orientation bi même bu fekkee da ngay dem reportage da ngay ñëw fii ñun ñoo lay yóbbu booy ñoo lay indiwaat donc ça veut dire que ñun waxuñu reporter bi na dem mu am melokaan nga xamante ni du représenter dignement suñu organe de presse parce que tamit boo amee benn amour benn passion benn mbir mu nga xamante ni moom ngay liggéey da nga war a fexe ba ki nga xam ne moom moo lay représenter fu ñu ko mënta gis aussi mu joxe image bu rafet moom mooy tax ñi nga xamante ni ñoo ngi rencontre ak moom sur le terrain ñu mën a wekk këru tasu xibaar googu beneen bi ci topp mooy c'est vrai que ku nga xamante ni li nga soxla matewul ngir nga gore trop day jafe moom mooy waral yenn saa yi mu nekk corruption yi yenn saa yi nag ñu duut ñoom baaraamu tuuma patron de presse yi mais am na ci lu ci ëpp du nekk patron yëpp ci presse yi mais journaliste bi ci boppam moom mooy dem encaisser xaalisam ñëw def papier bu nga xamante ni wax dëgg fa neex yàlla moom wóor na ko ne bi muy soumettre papier bi mën na am du jàll parce que kat papier ba boo ko xoolee dafa am les règles yu nga xamante ni yu gën a ndaw ci journalisme yu mu respecté wul ba finalement
day li parfois ñu gis ay reportages orientés yu nga xamante ni vraiment boo ñëwee bu sa rédacteur en chef xoolee directeur de publication bi càmbar ko day gis ne lii kat waruñ ko bàyyi mu jàll te yooyu aussi je pense que ni ñoom bu ñu bëggee seen i reportage ak seen i papier di gën di jàll nañu vraiment tari mu nga xamante ni moom la ñu jàngee ca école ba. dama ñëw ci presse en ligne bi. laataa ma def dernier tour de table su ma leen joxaatee kàddu gi. presse en ligne bi Macky Sall wax na ne foog ñu réguler ko. parce que du yoon tamit nit ki yor clavier am rek. lu ko neex mu wax ko ci koo xamante ne honnête citoyen. ndax yaakaar nga ne réguler ko dina doon lu yoon. alors foofu quand même dina am mbégte bu bëri ngir tontu ci dama jàpp ne ñi ko wër wala ñi koy xelal dafa am lu bëri lu leen rëcc Moustapha géej gii di dóor nga téye ko ak sa ñaari loxo mënul nekk c'est impossible. alors je pense si man li ma comprendre ci li muy wax nekkul presse en ligne bi moom mooy problème am mais médias sociaux yi ñooy problème am alors ñan ñoo nekk si médias sociaux yi chaque jour di bind di wax mooy peut-être ay journalistes yu gàddaay lañu nekk feneen di door ay postes yu tàng jër ci ñoom alors muy jéem a wut loi bu muy tëgg ba ñooñu dina leen xañ ñoom nit ñi mën leen lire Sénégal soit mu nekk ay activistes yu nga xamante ni ñu ngi nekk ailleurs ñoom itamit di bindu lu tàng jër ci ñoom mais il faut mu xam ne tey day mën naa tudd Samba Khouradia Ndiaye ci internet bi di la bindal nga indi sa loi tëj sama compte boobu ginnaaw suba moo tudd Macky bëgg Sénégal Ndiaye commencé di bindaat lu ma neex donc il faut que ñu xam ne technologie moom màgg ba nga xamee alors ñi ci nekk jëm leen tàggat ci culture bu baax ak xam ne développement wu suñu réew mi mën naa jaarale ci xarala yu bees yooyu ba chaque jour ñu si gis lu baax lu positif moom mooy gën que di xupp nit ñi ak di leen napp ak di leen jéem a freiner je pense que ni tey état warul nekk gendarme pour la presse surtout presse bi nga xamante ni day évoluer man su ma gisee ñuy jéem a ne dañuy limiter les ambitions des uns des autres damay xaw a jaaxle ndax ndaw lu nga xamante ni moom nee na jàng naa ba pare am naa lu ma xam am naa lu ma man dama bëgg a teg as tuut lu ndaw mais ci xarala yu bees yi laa koy jaarale ngir entreprendre ci waaye kooku soo ko waxul aw góor soo ko waxul maa ngi lay gunge lu tax nga bëgg ko normal alors ces gens-là parfois ñu leen di traiter ay criminels du web mais bu ñu leen génnee foofu lan la ñuy war a gën a mën a dooni loolu c'est très important et que aujourd'hui beneen point bi waaw ma daane parce que liñ ci mën a wax aussi dafa bëri te xam naa ne jotaay bi duñu ko matee beneen bi mooy aujourd'hui li ñuy gën a wax wala li gën a nekk problème mu gouvernement bi mooy naka la ñuy def ba ndaw yi am xëy gis nga tey boo demoon dugg ci nombre d'organes de presse yi nekk am site web nga calculer ñaata nit ñoom ñoo ci liggéey mais boo génnee nombre boobu da ngay tolloog pratiquement nombre d'enseignants yu ñu am wala sax ñu ëpp leen pour te dire importance bi nga xamante ni këru tasu xibaar yooyu ñu ngi koy am parce que benn site web lu mu gàtt ñett ba ñeenti nit dinañ ci nekk loolu mooy lu gën a tuuti ñett ba ñeenti nit parce que il te faut un webmaster il te faut un cadreur il te faut un monteur lu mu gàtt nga am journaliste bu nga xamante ni dina bind dina titre ku yem sa mu mënul liggéey ci site web. loolu ci côté formation. voilà Cheikh Assane. wax nga ne jafe-jafe yi nga xam ne taskatu xibaar yi ñu ngi koy dund. léegi lan moo war a doon saafara si bon bu fekk bu weesoo li nga xamante ne état war na ko def mooy texte yi nga xam ne ba léegi ñu ngi xaar décret d'application yi ñu matale lépp. lan moo war a doon jéego bi ñu teg ngir reporter yi gën a mën a siggi seen liggéey bi ñuy def di journaliste. je pense que siggi moom yow en tant que reporter yaa ko njëkk defal sa bopp c'est-à-dire nga am looy bañ am looy jombo am looy bañ wax nañ ko sànq ñu koy wax ay per diem wala yeneen yoo xam ne ñi journaliste yi dañ ciy jot dafa nekk mbir yoo xam ne yow journaliste bi sa bopp yow yaa koy bañal sa bopp ndax ki la jox tey xaar ba nga def dara soo la ko joxee tey suba dina xaar nga defal ko dara allah ku yàlla dalay wax ne la defal nga ma lii nii soo bindee leneen sax ëllëg dina la toog feneen fu mu lay jébaane loolu journal yaa koy bañal sa bopp parce que tu te dis presse bi ñëw ma ci pour benn at dama ci ñëw pour une carrière ñenn ñoo xam ne dañ ci ñaan yàlla def ci lu suñu ay doyen Sada Kane wala ñeneen ak Tidiane Bari yeneen doyen yoo xam ne def nañ ko ci presse bi dañuy ñaan yàlla ñun tamit ñu am longévité boobu noonu ci biir presse bi te loolu lu la koy may en quelque sorte mooy sa éthique ak déontologie boo xam ne dañ la koy jàngal nga mën koo doxee kon donc
loolu dafa am solo su patron de presse yi taxawoo jàppale ñu ñoom tamit nguur gi jàppale leen leneen li ci des man xeex bi jàpp naa ne xam nga fan lay nekkatul sax léegi ci biir maison de presse yi mooy ñuy jàngale code de la presse ci biir école yi dañ koy xamale ndax sunu xeex bi léegi foofu la de mooy ndaw yi nekk ci biir école de formation yi ñu bañ di leen jàngal ñu jàngal leen BABA suñ leen jàngalee BABA métier ba pare nañ leen xamal code de la presse mooy lan ndax soo xamul sa àq ak say yelleef ëllëg soo génnee di nga war stage ñu lay defal ay stage à durée indéterminée yu dul jeex nga jàpp na noonu mooy presse bi te fekk na du loolu te mënoo ci dara ndax jàngoo ko xamoo ko bon donc nañu inculquer loolu moo tax. waa ko mais est-ce que lu tamit dogguma ne. mais xam nga lu wolof naan bu kumbaay bañ xaw ma sàmm nangu am na nu ñu koy waxee looy bañ rek am na keneen ku koy. waaw loolu moo tax xam nga journaliste chaque année. ay centaines ñuy génn ci école yi. ñiy recruter bëriwul ba tax na yow da nga naan su ma ko jël sa morom. man dama jàpp ne journaliste du chômer man dama jàpp ne journaliste en tant que tel du chômer. soo demee ci maison de presse ñu jëluñu la alaaji ala kuliyaal yi am nga loo xam ne mën nga ko def sa téléphone portable xam nga àdduna dafa avancé ba lépp loo bëgg a def léegi ci sa métier mën nga ko defee sa téléphone portable yore nga sa téléphone portable mën a goo dugg ci biir maison de presse mais alaaji journalisme démb ma koy saluer au passage Khalifa Diakhaté dafa téewoon benn pancarte ne le journaliste ne se limite pas au compte rendu maanaam du dem ci ndaje ñëw rek nettali du loolu kese mën nga jël sa téléphone portable journaliste d'investigation daa manqué ci réew mi mënuñoo xam lu xew ci biir réew mi yenn saa dañuy toog ñoom journalistes yi liggéeyuñu parce que nooy ay affaire ay problème day am ci réew mi yeneen nit ñoo ñu koy yëgal du loolu de journaliste d'investigation moo amatul ci réew mi ñenn ñu koy def ñu tuut lañu mooy saluer au passage Moussa Ngom la maison des reporters ñoom xam ne ñoo ngi def liggéey bu am solo te pourtant ab maison de presse bu ndaw la boo xam ne dañ ñun ñooy financer suñu bopp journalistes yi journaliste bi yow yaay jël sa carte membre nga jënd soo amee loo bëgg nga ne ñun journalistes yi nañ toog ñu waxtaan ñu def appel journaliste bi diw joxe na ay journalistes yi ñooy joxe financer la yow pour nga dem defi ji sa enquête ci benn zone dem defi ji jël sa téléphone portable wala sa benn appareil photo dem dugg ci wut sa trépied dem ci dëkk yi ñàkkul Sénégal ñàkkul journaliste lu mu mën a def moo tax ma ne journaliste su somee rek da fekk ne nekkul journaliste wala bëggugul métier bi nu mu ko war a doxalee normalement mais journaliste du sommet li ngay production yi ngay joxe ëllëg incha allah mën nga dem ci biir Sénégal 24 nga leen man def naa reportage ci mango gu bëri gi tuuru Casamance te transformé wu ñu ko ñoom dinañ ko jënd ci yow diffuser ko nga demaat defaat noonu. beneen laaj moyen tamit. mais moom laa la ma ne xam nga maanaam investissement personnel ngay def investissement personnel boobu moo lay jaay. gis nañ ne ay journalistes yu bëri yoo xam ne ba ñuy laata xam nga lan moo leen dugal ci métier bi seen ay production personnelle yu ñu def joxe ko nit yi gis ko ci réseaux sociaux yi wala ci internet bi YouTube ak ñoom seen nga am sa ay chaîne bopp ci ko def foofu noonu moom moo tax benn groupe de presse jóge fa la ne la man kat li ngay liggéey gis naa ko amal na ma solo bëgg naa nga jàppale ñu ci nga ñëw def loolu noonu mais suñ jógee ci loolu nag maison de presse yi ma ñaanaat ko toog rek xam naa ne dina ko ne ñoom patron de presse sonal nañ leen waaye xam nga ñun ak ñoom ñoo ko sékk. mais waxal la noonu la. non ñun ak ñoom ko sékk loolu la yàlla def. non ñun ak ñoom ko sékk bravo xam nga ñun soo ñëwee ci rédaction bi bind leen nga war a foo bind war a bind lë nga defal laa dañ lay toog ci loo xam ne la booy foo jàngee. xam nga bon donc yooyu noonu su fekkee dañ ko gis ñun tey dañuy am lenn loo xam ne dañ koy laaj parce que ku bëgg am journaliste bu baax dañ ciy def moyens yi aussi parce que mënoo wax ne journaliste dama laa bëgg a engagé ba pare di la wax ne la dama bëgg nga amal ma contrat 1 an waaye non 50 000 laa lay fay non wala 100 000 laa lay fay dañu war am nu ñu avancé te doxalee li convention bi wax maanaam ba journaliste bi bañ a naw ministre bi sax wala bañ a naw keneen ak keneen lépp loo xam ne war na ci liggéey bi rek soo ko defee ni nga def di nga c'est-à-dire lépp man li ma gën a gëm ci métier bi lu ci gën a neex du peut-être li ngay jot weer bu dee mais reconnaissance bi xam ne nit yi dinañ ko am ëllëg ci yow dinañ wax ne diw mi kat peut-être nekkoon na fi am na liggéey gu am solo gu mu defoon yàgg na ci maison de presse boo xam ne ñëpp gis nañ ko fa ràññeef mais loolu lu koy maye mooy sunu patron yi duñu fay encore benn picc boo sànniwaat moom finalement presse en ligne toogaloon mais xam naa moom non presse en ligne patron de presse la rek patron de presse la ji bi damay ñëw ci yow comme niñ ko doon waxee sànq ba léegi gis nañ ni problème bi dafay gën di bëri alors mais taxawaay bi lan la war a doon naka ngeen war est-ce que da ngeen di toog di subir rek fu ngeen toll ñu leen di néewal doole di leen dàq de façon abusive du ngeen wax naka ngeen war a taxawee pour lii dàq tamit comme nee nañ démb doy na dafa doy effectivement c'est que nag am yoo xam ne parfois il faut allier l'acte à la parole
parce que wax bi neex na trop mais parfois il faut ngay jëf bi nag da ngay am ñaar rek soit li ñuy wax naan ku sañ ka bañ sañ a nangu ou nga bañ ou bien nga nangu. Moi je me dis que ne tamit nit ki benn instant il faut mu jël ses responsabilités. xam ne le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. parce que dafa am wax bu solo bu am solo bu mu wax maanaam par rapport ak maison des reporters boobu noonu parfois ñoom ni ñuy autofinancer seen bopp pour nit ki dem def ay investigation c'est valable pour nous techniciens. C'est valable pour nous techniciens. Moi je me dis que un caméraman professionnel bu chômer si moom la bu chômer si moom la parce que les organismes yi fi nekk di organiser ay activités te fii kenn du organiser activité te tu n'as pas besoin de caméra. mais loolu dafa laaj relation tamit. mais effectivement. relation da nga koy tissé. kii doo génne école fu muy jëlee relation. xam nga gis nga relation doo toog mu fekk si la da nga koy dem doxi ci c'est-à-dire te lii am na fii dinaa jéem a dem essayer ba jéem leen intégrer jéem leen essayer proposer maanaam ay services maintenant proposition de service yooyu noonu nag yooyu yaay mi ngi dépendre yow si ban charisme nga am ak yan compétence nga leen nga am pour mën a fexe ba convaincre ki nga xam ne kii pratiquement organisateur loolu mooy benn mais ñaareel bi si des aussi le travail il faut que nag mu am tam benn professionnalisme bi c'est sur le plan logistique mais sur le plan comportement aussi parce que moi je me dis que chaque fois dama koy wax les caméramans ce sont les personnes je peux dire les plus importantes dans une seule cérémonie. Pourquoi? Parce que quand on organise une cérémonie dans une grande salle qui a au moins presque plus de 200 personnes, toutes ces personnes sont assises. Il n'y a que le caméraman qui est debout avec sa caméra. ñëpp di ko xool kooku déjà war na am benn dress code d'abord dans un premier temps mais beneen bi aussi war na am ay technicité yoo xam ni dina koy doxee dina koy kii ba nga xam ne du perturber l'audience yooyu noonu yëpp ay facteurs la yoo xam ne tamit bokk na si li lay jaay mais nag li si des comme ni ñu koy waxee rek gis nga il faut nga am fulla bi nag mooy que ne il faut nga jéem a dem di seen TikTok fexe ba convaincre ko tey parfois sax bu doonee da ngay jël un marché boo xam ni peut-être que la nga cay gagné lu tuuti la pour jéem a fexe ba am un pas à l'intérieur pour fexe nag après nga jéem a imposer une fois nga nag nga dem ba imposer sa marque bu boobaa jaratul ñuy kii par exemple c'est le travail qui fait sa propre publicité si le travail est bien fait on n'a pas besoin d'aller faire quoi que ce soit mais bu boobaa ce sont les gens qui viendront vers vous et vous demander vos services. mooy li ñu naan le travail bien fait n'a pas besoin. n'a pas besoin. ok ñu ngi dernier tour de table ak monsieur Top day def dernier tour nga joxe sa avis en même temps nga defaale tàggatoo bi laata may jàll ci Asana TV. super Moustapha xam nga dégg naa nag ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy xeex c'est vrai que ñun dañu nekk ci benn wàllu ba spécifique un sous-secteur de la presse qui est la presse en ligne di ci def lu am solo mais tey bu ñuy càmbaree lépp problème fondamental du presse au Sénégal bi mooy les voix non autorisées qui parlent au nom de la presse loolu mooy premier problème bi deuxième bi mooy cannibalisation yi am ci organisation un peu tout petit peu yi nga xamante ni ñoom ñoo am ci biir presse bi tey je vois Synpics s'engage le combat des patrons parfois da nga koy gis lu bëri ba finalement da ngay wax na mais kii c'est quoi son travail le syndicat xamul ne moom il est là pour les travailleurs dafa war a toog fii ngir travailleurs yooyu nekk ci ay conditions yu baax su ma déggee lim ñu wax fii yëpp may que ni mooy Synpics dafa faillir ci lu bëri ci ay mission am. ma fàttali ñuy suivre Bamba Kassé waroon na bokk si jotaay bi jëm nañ ko invité mais xam naa dafa am empêchement moo tax jëriñu ko gis. waaw dina loolu xam nga tey le cadreur c'est un travailleur Synpics dafa war a jël en compte ci li nga xamante ni moom lay def le jeune reporter c'est un travailleur Synpics daf ko war a taxawal ci mu nekk ci ay conditions mi baax en somme bu doon Synpics def na liggéeyam na mu waree non mais ñooñu du ñu am problème boobu dañuy fekk ne loolu réglé nañu ko ba pare mooy que ni xam nga ni contrat d'apprentissage ngay def xam nga ni contrat d'incubation ngay def xam nga ni contrat de stage bi lii la et cetera boo ñëwee boo dugg see bu dee tu es un journaliste da nga bëgg a def benn lii ñu defal la un contrat à durée déterminée benn yoon
bu ñaareel yoon bi li ci topp contrat de travail lay doon ñu def lépp na mu waree mais bu fekkee SYNPICS taxawul ci loolu noonu alors da nga bëgg patron de presse bi ñëw mu ne la sa waay ñun kat nii ak nii ak nii la ñu def non mais waxoon naa la fii si benn jotaay bu ñu defoon mooy képp koo xamante ni yaa ngi investir ce n'est pas patron de presse bi rek de mais képp kuy def business lii sa première idée mooy naka laay investir lu ndaw gagné lu bëri loolu c'est l'esprit d'un entrepreneur alors moo xam nga nag secteur boo mënti choisir ngir entreprendre ci loolu moom mooy nekk li nga xamante ni moom nga bëgg maintenant suñu bëggee tey presse bi gën a am cër day commencer si ñoom les reporters commencer si ñoom les cadreurs ñu tendre micro bi les voix autorisées pour ñu wax si la presse mais bu fekkee ne dañuy dem si ñu nga xamante ni seen bopp dong lañ fi nekkal wala benn clan la moo xamante ni dañuy wër ngir defar seen bopp defar seen image defar seen tour ngir ëllëg ñu mën a jàll ci yeneen presse bi du jógee ci fi nga xamante ni foofu la nekk mais bon malheureusement on est dans un pays bu nga xamante ni j'ai l'habitude de le dire et ça sama gëm-gëm la c'est le pays des grandes gueules donc il faut avoir une grande gueule pour exister mais sa waay loolu tant que dakkul ñu nekk ci pays bu nga xamante ni sa waay nit ñi dañuy liggéey dinañu gën a yàgg ci li ñu nekk nii. merci Aliou Top Cheikh Hassana lan nga tëjee waxtaan bi. waaw xanaa di la sant di la gërëm di sant Top ak Djibi ci intervention yu ñu def je vais me mettre en petit défenseur du SYNPICS rek pour une phrase yenn saa yi dafay baax aussi ci maison de presse yi ñu permettre journalistes yi syndiqués. suñu permettre journalistes yi syndiqués ci maison de presse yi syndicat yi pour ñu taxaw pour ñu dimbale la day metti ndax SYNPICS ak yeneen maison beneen syndicat bu mënti doon dafay soxla su loo xam ne carte bi ngay jënd di ci dugal nga naan sax ne fa waaw soo mënul am section SYNPICS biir Sunugal 24 man mënuma am section SYNPICS si biir E-Media keneen mënul am section SYNPICS si biir groupe de presse am pour SYNPICS xeexal la yenn saa yi day xawti jafe kon donc loolu rek laa doon sànni ci mbiru syndicat yi waaye li ci des daal man li ma jàpp mooy journaliste daal soo demee ba ni man taskatu xibaar laa tu te dis que ne li may bind soo jàppee ne li may bind dégg naa ñu bëri di wax nañ koy jàngale ci école yi li may bind dañ la ne yenn saa yi soo bindee ba noppi remplacer li nga bind nga dindi tur yi def fa sa turu papa wala sa turu yaay soo xoolee nu muy sensation bi ñu ciy am rek di nga xam li nga bind baax na wala baaxul donc suñu jëlee yenn règle basique yi rek te ko ci boole maanaam te xool lii may def nii su fekkoon sama doom laa koy def wala suñ ko doon def sama doom dina ma neex lii may wax su fekkoon man lañ ko wax wala sama yaay wala sama papa dinañ ma neex ndax maa ngi ci éthique ak déontologie c'est-à-dire man métier bi loolu laa ko tënk dama ko jàpp ne éthique ak déontologie loolu suñ ko doxalee ñun journalistes yi duñu sonn techniciens yi duñu sonn patron de presse yi dinañ gis seen bopp ci seen investissement presse Sénégal gën a avancé gën a ñoom ñuy ñaan rek xanaa autorités yi aussi ñoom ñu gën cee taxaw. Asada ñu gën cee taxaw non d'accord naa c'est-à-dire dafa am benn ponk bu nga xamee moom damay tënk rek parce que bu fekkee da nga def sa texte nga ne nga remplacer ko soit sa turu papa wala sa turu yaay nga xool nu muy mel alors. parce que très souvent Moustapha da nga fekkee ñu def entretien ak ku bëgg a ñëw liggéey si ñun ñu laaj ko boo fekkoon yow sa nijaay bi nga xamante ni moom moo la defal lépp ba tey nga mën a ñëw fii bëgg a wut ci liggéey nga fekk ko ci xale bu jigéen bu ndaw bu nga xamante ni majeuragul mu di ko violer yow kese yaa ci fekk yaa ngi liggéey Sunugal 24 naka ngay def ak information boobu. mais les faits sont sacrés. les commentaires sont. loolu moom dafa bëri ndax ci métier bi la les faits sont waaw sacrés. loolu la ñuy jàngal. loolu kañ moom ça jarul sax nekk di commentaire parce que le travail c'est le travail. tu fais ton travail avec une conscience vraiment libre. xam naa ñun vraiment li ñuy tëjee li njëkk rek mooy lancer un appel dans un premier temps par rapport à l'organisation de la journée mondiale de la presse. C'est bien beau que ñu rassemble devant le ministère de la culture et de la communication revendiquer ay maanaam ñu indi ay revendications dina jaadu nag après ñu jéem a def évaluation pour xool année prochaine ce qui a été dit lan lañ ci jot a def comme ay jéego bu ñu paree ñu xam exactement feneen fa la ñuy jëm beneen bi ci des le message que je lance à mes jeunes frères caméramans à mes neveux ñenn ñi presque samay jarbaat lañ ñenn ñi samay rakk lañ ñenn ñi samay morom lañ ñu xam que ni ils ont un métier noble te dama koy faral di wax gis nga tey caméra bi nga téye nga dugg ci biir couloir wu benn hôtel
tase fa ak une personnalité mu ñëw feeñu la c'est pas ta personne qui l'intéresse mais c'est la caméra parce que kooku mi ngi bëgg nga valoriser ko kon dina tax ñu am benn conscience professionnelle par rapport aux images que nous diffusons comme ni ñu ko waxee tey am na yenn articles yoo xam ni waroo ko jox def pour yàq deru nit mais tamit am na ay images yoo xam ni kenn waru ko exposer en public c'est vrai que comme ñu nga wax suñu slogan l'image c'est notre affaire mais notre affaire boobu noonu nag dañ ko war a sàmm ba nga xam ne kenn ku nekk dañ ciy gis sa bopp. Le dernier message bi nga xam ne bii nag moom dama koy lancer encore pour l'association nationale des caméramans professionnels du Sénégal ñu xam que ne olof daf ne mbooloo mooy doole. dëgg la mais man fenn rek laa dul ànd ci baatu olof boobu mbooloo mooy doole dëgg la waaye xol yu ànd doon benn mooy mbooloo te mooy dëkk parce que bu boobaa lu ñu songu dinañ ko mën a def di leen remercier bu baax a baax aussi tamit si invitation bi. jërëjëf Djibi Diallo moom moo fi doogaloon association nationale des caméramans professionnels du Sénégal ak Cheikh Assane Fall taskatu xibaar bokk ci convention des jeunes reporters du Sénégal Alioune Top moom moo jiite ANPES association nationale des professionnels de la presse en ligne du Sénégal. ñu patron de presse. waaw comme patron de presse ñoom ñaar tey loolu lañ ko doon joxante on comprend toujours fu ñu daje noonu la rek jeune reporter ak patron de presse moom réaction boo dem noonu nga koy fekkee coow li moom toujours du yomb mais dañuy ñaan yàlla toujours nekkin bi di gën a améliorer patron de presse am loo xamante ni koy jëmale ci organe bi journaliste bi fa nekk cadre bi fa nekk moom tamit gis si boppam parce que bu yokkoo normalement journaliste dafa war a yokk waaye warul yokk journaliste bi gën a daal dellu ginnaaw espérons que ni mbir mi dina jëm kanam ak liñ gis démb taskatu xibaar yi boolu def benn say toog fa becc fa lépp loo xam ne seen naqar la woon ak loo xam ne moo leen metti ñu yaakaar ne rek nguur gi dégg na taskatu xibaar yi ñu yaakaar ne autorité dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak Sunugal 24 di jaajëfal techniciens yi nga xam ne ñoo jàpp ci émission ba mu yemb ba beneen incha allah rabbi